salaamaaleykum mbokk yi xarit yi man la Yoro Ndiaye seen mbokk seen xarit di chanteur auteur compositeur donc maa ngi nuyu ñëpp di doore nuyoo bi nag ci suñu njiitum réew monsieur le président de la république son excellence Macky Sall di ci toftal suñu ministre de tutelle Abdoulaye Diop ak ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ak ñëpp ñi nga xamante ne bii ñi ngi nekk ci réew mi fooy mën a nekk maa ngi lay jox respect bu gën a kawe. donc vidéo bi nag bu ma ko defee c'est juste ak jaaxle bu nga xamante ne bii dafa nekk ci suñu secteur bi ñeel képp ku nga xamante ne bii mi ngi ci biir ku ko wax ak ku ko waxul peut-être que xëy na voilà man maa jël initiative wax ci mais lu ñëpp constaté la lu ñëpp di dund la en fait voilà donc li ko waral nag mooy li lëmb réew mi lëmb àdduna muy mbas mi bi mu fi ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla am artistes yi ñu ngi ci bay seen waar ci wàllu sensibilisation depuis mars ba léegi ñu bëri def nañ ci ay chansons def nañ ay vidéos de sensibilisation am na tax ñoo xam ne jël nañ seen ay moyens bon contribuer ci nu waaye mën a defee rek def nga ko ci voilà nag toog nag ci suñu ay kër ci ak dignité malgré que yëngu la ñu xame woon mais xam nañ ne jaxasoo bi ak nit yi ak dajaloo bi day propager maladie bi tax na ñu toogloo ñu suñuy kër ñu toog boobaak léegi mu ëpp na 5 mois ñu ngi toogoon di taaxeerlu et puis di ko defee comme ni nga xamante ne bi noonu lañ ko santaane et puis di ci ñaax ñëpp tamit ñu sàlloowee noonu di utiliser masque yeeg vraiment respecter les consignes yi nga xamante ni moom la waa ministère de la santé joxe donc defee nañ ko waree mais bi nga xamante ne bi nag force Covid bi ñëw na ba nga xamante ne am na ci pàcc boo xam ne dañ ñoo ko jagleel suñu surprise mooy que on s'est retrouvé avec 126 000 francs yoo xamante ne bii moom lañ jagleel kenn ku ci nekk ci ñun te umpale wuñ ne ñun ay responsable lañ yoo xamante ne bii ku ci nekk da nga yore kër ñu ci ëpp dañu yore kër yore ay location yore ay responsabilité te kenn ku ci nekk sa location rek wax dëgg yàlla am suñu la ko waxee da nga téye sa gémmiñ waxuma la les leaders rek mais les instrumentistes yi nga xamante ne bii kenn ku nekk ci ñun nga xam ne au moins boot na entre 8 à 10 personnes am ñoo xamante ne bii dañ jëm ba une trentaine wala vingtaine de personnes yoo xamante ne bii dañuy bootu ci yow te ci yow la ñuy dépendre ak say activités donc buñ ko xaymaa dina doon loo xamante ne bii lu takku la kenn ku ci nekk ci ñoom nekk borom kër am ay responsabilités te seen ay revenus mensuels rek dina tourner entre 300 et 400 000 francs par mois yoo xamante ne bii avant Covid bi dinañ ko doon am ci seen ay activités man si je parle mooy dama ñi ma wax nag ñooy ñi nga xamante ni ñu ngi doon yëngu régulièrement parce que ñun ci domaine bi ma nekk nag laay wax parce que ñun ci restaurant yi ak hôtel yi ak yooyu lañ doon jouer au minimum doon nañ jouer 2 à 3 fois am ñoo xam ne benn yoon ci semaine bi la ñuy jouer voilà donc bu ñu ko xaymaa seen ay revenus ñiy topp ci suñu ginnaaw kenn ku ci nekk dina am par mois 300 à 400 000 francs ça dépend de ci groupe bi wala dayo groupe bi nga nekk quoi en quelque sorte donc loolu bu ñu xoolee économiquement ça pèse ak durée bi ñu toog yëpp bu ñu xaymaa li fi nekk ci ay musiciens donc ça veut dire que ñun am na lu ñuy représenter am na lu ñuy poids bu ñuy peser économiquement donc bu fekkee tamit joxoñ ñu suñu gëdd ba maanaam dédommager ñu bu ñu ubbiwaatee activités yi ba ñu commencé waat démarrer di fortaatu as tuut ñu jékki-jékki arrêté waat ñu dina indi njàqare parce que wax dëgg yàlla am ñun liggéey rek la ñu am ñaanuñu du ñëpp ñoo mën a ñaan du ñëpp ñoo mën a wayaan donc ñun liggéey la ñu am ci la ñu nekkoon te fi ñu doon liggéeyee muy les établissements noonu doon nañ jël seen ay matuwaay boo ko demee di nga fa fekk thermoflash di nga fa fekk gel ñii dañ jël seen ay matu respecter distanciation yi donc suñu joué ñu doon joué mooy ñi mën a adapté wu ci ay places yu ndaw yoo xam ne dina jël entre 50 personnes à 100 personnes 200 personnes ça dépend c'est en tout cas c'était pas des ay endroits yu mag yoo xam te ne bi dina drainer
voilà donc waxuñu pour ñu ubbi les salles de spectacle wala les boîtes de nuit mais restaurant yi nga xamante ne bi ñun doon nañ fa yëngu ñi xam ne am na mun nañu adapté wu sur ces genres d'endroits te seen ay borom di jël leur responsabilité di respecter les gestes barrières je crois que ñooñu bu ñu leen ko xañee dina xaw a métti parce que yeneen secteur d'activité yëpp ñu ngi yëngatu di daan seen doole donc du moment que ñun kenn dédommagé wuñu joxuñu te ay responsabilités yi waroon ci ñun wàccuñu location bi mu ngi ñuy xaar courant mu ngi ñuy xaar je crois que il est temps que ñu interpeller leen ci wax leen situation bi nga xamante ne bi mooy dund moom la ñuy dund bu loolu weesoo ni ñu partager cet argent là force Covid bi au niveau de la culture je crois que ñu ngi leen ci interpeller tamit pour ñu bàyyi ci xel gën ko gëstuwaat bu baax parce que bëri na ci ay zone d'ombre yoo xamante ne bi wax dëgg yàlla am leerul mooy ni nga ko defee biir SODAV ak yooyu yëpp bëri na ay ñoo xamante ne bi ay frustration yu fa am te je crois que buñ ci amee ak leeral ak maanaam gindi nit ñi pour que ñu xam vraiment dina parce que vraiment ñun Dakar lañ nekk on se connaît ñun ñu nekk di yëngatu ci secteur bi on se connaît xam nañ kan mooy jouer tout le temps que ñan ñoo fiy jouer c'est-à-dire groupe yi fiy jouer di tourner régulièrement matuñu 20 groupes te les musiciens yi nga xam te moo nekk derrière les groupes la plupart dañuy permettre ci groupe ci entre les groupes donc musiciens nombre bi ñu présenté nañu moom la ñu jël comme ay musiciens définir leen comme ay musiciens vraiment dina xaw a lëndëm ci suñu xel te suñu sañoon nit ñi dinañu ci gunge won ñu ay preuves génne liste yi nga xamante ne moom ñooy ay ayants droit parce que vraiment ça nous étonne bi nga xamante ne bi réparti nañ ko ay qu'on s'est retrouvé avec 126 000 francs donc xeebuñu ko mais wax dëgg yàlla parce que xam nañ ne ci réew mu amul doole lañ nekk mais nag il faut rendre à César ce qui est à César ñi nga xamante ne bi dañoo impacté wu ba ñu jàppale leen li leen jàppalee ne nekk à hauteur de fi ñu tollool je crois que man loolu dara newu ci quoi pour ñu kaas ko il est temps que ñu considérer ñu vraiment comme des vrais travailleurs parce que duñ ay caaxaankat xaalis bi nga xamante ne biñ koy yëkkatee jëmale ko ci ñun ñu bëri dañ doon wax ci suuf di wax ne ñun ay caaxaankat lañ donc voilà te alors que ñun ay liggéeykat lañ yoo xamante ne bi comme ni ñëpp di xëy di liggéeyee noonu la ñuy xëy di liggéey il est temps que ñu jëmmal li nga xamante ne mooy le statut de l'artiste pour que ñu jox ñu respect ak yelleef gi nga xamante ne bi moom la ñu mérité waaw ñu def ci ay jéego de telle sorte que li ñu war suñu diggante ak suñu société ñu mën ko matale li suñu société war a warloog ñun aussi ñu mën koo laaj fu ñuy liggéeyati mën fa am contrat boo xamante ne bi bu légal lay doon pour ñu mën ñu jox vraiment suñu gëdd ça fait longtemps que ça dure chantier yi nit ñaa ngi ci woon di liggéey ñi ci war a liggéey mi ngi mais am na ay jéego yu ci des ba léegi te suñu sañoon wax dëgg yàlla am ñu gën koo gaawal lii nga xamante ne moo jëm ci wàllu SODAV tamit bari na ay frustration suñu mbokk yi nga xamante ne bi ñun ñoo on est entre nous quoi mais li nga xamante ne bi moom lañ leen di reprocher aussi man je crois que un peu de transparence wàññiwul dara nañu jéem a def ay jéego pour que mu gën a transparent ñu leeral lépp rek voilà donc li nga xamante ne moo concerne aussi les droits voisins lenteur yi nga xamante ne moom moo ci am pour ñu mën ko commencer distribuer je crois que ci liñ d'après li ñu wax ci wàllu état la ak ay mécanismes yoo xamante ne bi au niveau de la finance wala douane pour ñu mën a vraiment di mën a jël xaalis bi ñuy jël ci taxes yi pour mu mën ko reverser ko ci SODAV pour mën ko redistribuer comme droit voisin je crois que loolu tamit bu ñu ko baralee dina soulager suñu situation en tout cas métti na li ñuy dund métti na moo tax te kuy bëgg a dee ndax weexu moo taxoon ma ne woon naa alerter wax li nga xamante ne bii moom la ñuy dund parce que ñun artistes yi ñu bëri xamewuñu ay jooy mais sac rek la ñuy dundee sac la ñuy dundee parce que image bi ñu wonee ci nit ñi dañuy jàpp ne ñun ñàkkuñu dara voilà on est au devant de la scène donc image bu positive la ñuy véhiculer image bu rafet dañuy véhiculer mais il faut que vraiment état gestuñu bu baax xoolaat suñu situation bi nga xamante ni moom lañ nekk di dund nii actuellement quoi donc bu fekkente ne bii nag am na loo xamante ne bi dëng na ci wax ji ma wax nii maa ngi jégalu ñëpp maanaam alerte rek laa ci jublu woon ak wax loo xamante ne bii mooy suñu aqlaay taala moom la ñu nekk di dund actuellement nii
te suñ ñu gestoo vraiment doon na dina gën ci ñun, dina gën ci la plupart ñu topp ci suñu ginnaaw, parce que ñun defuñ lu dul musique te li ñu am ci musique yëpp aussi ñu ngi koy defaat ci musique di ci investir, di tendre la main à une jeunesse di ñi nga xamante ne bi ñoo bëgg a def embrasser métier mi. Donc ñu ngi ci ñafe di ci def ay góorgóorlu. Je crois que waruñu def lu ñu découragé, waruñu def leen loo xamante ne bi daf ñuy gàllankoor aussi quoi. yaa ngeen jëf, maa ngi jégalu ñëpp.